لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أعصب في قلبي رجاك وتفرجاه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا سواك كل ما أخذ النار أو خذ النار سفخذ النار بتمتم لا إله إلا هو فتخص وكيلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك وعبدك ما استطعت أصبك من سر ما صنعت أبو لك بنعمة عليه أبو بذنب ذنوب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور يا غفور يا غفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في برزخ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ñuy beral nuyoo sunu kilifa yi nga xam ne ñoo toog fii muy jaraaf Seyni jaraaf Doudou Mbeng di nuyu président Pegar bu di Souleymane Sarr di nuyu tamit aussi président Fere bu Ngor di nuyu waa Ngor yëpp ndax vraiment taxawaayam ñun gis nañ ko di nuyu aussi tamit Magu Yoof di nuyu ñi nga xamante ne aussi ñooy membre Fere Yoof ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ñun nag amuñu seen fay dinaa ko waxaat ndax li tax ma ne amuñu seen fay mooy mbir mi buñ ci mënee toog nii ba waxtaan di si am du kenn yéen la ndax ñun de biñ demee ba télé si amatuñ solution dañu xool xam ne ku amul kilifa amoo wéeruwaay si lañ ne comme que yàlla def nañ am nañ ay kilifa nañ ñëw gis leen wax ak yéen te biñ ñëwee itam aussi xoolu leen ndax ñoo tooñ xamul leen ndax ñoo jalgati xoolu leen ndax mbir mi dagan na wala daganul jël ngeen ko def ko seen yëfu bopp dox ngeen si guddi dox ngeen si bëccëg ba yàlla def ñu ne dem leen ngeen waxtaan mbir mi nag yàlla def na actuellement fi ñu toll nii waxoon naa ko bi passé bu yàlla defee lu ñu bëgg buñ ko amee ba ubbiwaat compresseurs yi mën naa wax ne du kenn ku dul yéen loolu histoire mënatu ko fàtte. parce que li tax ma wax loolu mooy ñun de la ñu xamee woon ak ñoom muy kilifa yi si kaw ak fañ daan taxaw di leen ñaan bañ fa tollox ñoom bi ñu leen ñaanee kenn may ñu dañu bañ kon mën naa wax ne kon suñuy kilifa yii ñoo tax ñu may ñu. comme que nag ñoom lañ ñu xoolee wala xëy na ñoom lañ ñu ragalee ñaar yëpp mën na ne ñun tam nañu góorgóorlu ba lañ ñu xoolee wala ñu ragalee ñu ko ñun tamit ñu def le tout ba dëggal loolu. parce que nag ñaanaat nag dafa am leneen lu muy nuru man dama koy faral di wax man dama naan boo ñaanee benn yoon war nañ la mën a may mais ñaanaat dafay xaw a doy waar te loolu sax mu dal ñu fi di nga gis heure boo teedee ki la naan may ma bu yàggee ndem da nga naan seen di ko jox di nga ko mujjee di laaxu. kon boog ñu éviter daal ba ñii moom lañ ñu ragalee ñu maytu ba loolu bañ a dañ lañ ñu rusee ñu maytu bañ a dañ ci ñoom mënuñu ko njëkkee nag lu dul ñun ñi nga xamante ne ñooy suñuy kilifa ñuy seen i kii. kon daal loolu laa ne woon dinaa ko wax di joxe itam aussi benn information bi mooy ñu ngi gërëm nag chef de poste bi bu baax a baax bi nekk fii parce que gis nañ ne yërmande la nekkee ak ñun ndax la mu jàng bu ko appliqué woon fii dina métti trop si ñun di gërëm aussi tamit Malouf bi nga xamante ne moo yor surveillance. parce que loolu li tax ma siy insister mooy démb rek surveillance am na fi te surveillance bi fi am démb tey jii mu ngi woon Wakaam kon du Yoof kese du nangam Sénégal gépp la jàppe leen ne surveillance bi terrestre bi dina am si jéeri ji dina am si géej gi bi ñu ko tàmbali nag di ko def démb bu terrestre bi la commencé nañ ko te nag yi ñuy laaj yëpp pour sécuriser le monde la mooy permis la ñuy laaj mooy tax ñu xam kan mooy kan boo amee problème ñu mën a jóg dem seeti la beneen bi gilet la ñuy laaj ñu xam pour boo amee problème gilet boobu noonu mën la dimbali même boo dee nga mën a feeñ kon yaakaar naa loolu bu ñu koy laaj kon ñun la ñuy dimbali démb nag ñoom nag bu ñuy jóg information lu ñu jóg mukk te ànduñu wax gendarmerie président ñoom bés bu ñuy jóg ñoom di def surveillance gendarmerie la ñuy àndal mais nag état du Sénégal tam dem na ba si biir dafa ne du conjonction la wax léegi mbir mi defatu ko ñoom kese dañ si boole acteur mooy CLPA bi nga gis ne état moo wàññi dooleem jox leen kon lépp lu ñuy def tam ñun dañ ñuy woo ba yërmande gi nga xamante ne moom la ñuy def sax ñun léeg-léeg ñun ñooy ñaan wala ñun ñoo naan nañ ko defee nii gendarmerie nag bu si àndee ñëw bu conflit amee si diggante bi ñu gis loo xamante ne lu ñu war a régler la gendarmerie mooy taxaw régler ko bu ñu gisee aussi tamit ñëw nañ si nit comportement bi mu joxe baaxul gendarmerie moo koy saisir kon démb dal nañu fi ba am na ñu ñu woo naan laayax ñoom jabel dañu indi gendarmerie fii di fitnaal mool yi ñun ay acteurs lañ bu ñu dimbaliwul mool duñu leen fitnaal yàgg nañ ko dégg nag taxul nag ñu découragé duñu en arrière duñu bàyyi parce que lii mission la
lii jaraaf Seyni di wax rek naan ku yigéeyal yoof yoof moo lay fay fa lañ teg suñu tànk moo tax duñ ci tiit duñ ci dellu ginnaaw pour yigéeyal yoof lii daal fi may tëjee samay kàddu pour ba ñu jël kii bi di wax mooy jàppale ne information yooyu noonu lu am solo la pour ngeen fay permis yi jënd tam gilet yi pour parce que ku ñu ci jàpp 200000 ngay fay démb nag yàlla dimbal nañu ba ñoom bi ñu leen ñaanee seen laa biir amul kenn ku ñu fi fayloo 200000 leen rek lañ def rek dañu lay jàpp nga fay permis yi fay gilet yi mais loolu du continuer te bateau bi heure bu jógee tam aussi moom ay moyens moo koy yëkkati ku mu jàpp jàppel na ne mënu la baal amende bi nga war a fay di nga ko fay parce que nag ay moyens lay jógee di aussi itam di profité itam di wax ci cadre Fere Yoff bi nga xamante ne ñoom ngeen dénk géej gi sonn nañ trop parce que tamit il faut ñu boole ko ci sonn nañ trop ba ci suba rek tonton Mame Siné ma woo te nag woote bi mën naa wax ne ñun ñëpp la ñuy woo chaque 2 jours nañ ñu woo ñoom li leen gën a sonal ba sonal leen mooy borom sareet yi dañ leen di ñàkk kersa dañ leen di saaga dañ leen di wax lu ne te jaaduwul léegi nag li ñu bëgg mooy bu ñu jógee fii ñun xam nañ ne am na fu seen loxo yegg ngeen gën def na ngeen ko daan defee rek def le tout ba ñu gën si jël ay mesures yoo xam ne da leen accompagner ba ñoom jafe-jafe yi ñuy am si suuf ñu mën di saafara di wax aussi tamit ñi nga xamante ne ñoo leen loolu ñuy laaj muy kees yeex yooyu ñu siy profité di ko wax duggul seen i poos duggul fenn si dëkk bi rek la jëm ndax mu ngi nii fan yi nii wax ji bari yëpp gis nga leen ñu ngi woote ñu ngi def kenn joxu leen crédit si ñun ñii ñëpp fan lay jëm ñoom lantinoor lañ rek bu ñu jëlee dañ koy yéegal si kaw lii mu ngi si jumaa ji lii mu ngi si nit a ngi feebar ñu koy dimbali yeneen ak yeneen ak yeneen ba si kee bi ngeen gis nii sax Fere Yoff jël na ay moyens am si xaalisam bi muy tàmbali ciment jël na ko ak xaalis boole si ne boole leen ko si ngeen def ko si liggéeyu kee bi kon yaakaar naa ne kon du xaalis bu jëm si biir kee di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne daal ñun daal jàppe leen ne mission lañ fi nekk yéen lañ fi nekkal lépp nag loo xamante ne bés ni ki tey takk nañ ko fii wax ko mooy na ko ñëpp respecté parce que dañ ne ŋàddu guro bu dul dakk moo gën paanu guro buy dakk wala fa ko wax ñu jox la heure boo añee jox la benn daggitu guro nga lekk ko moo gën ñu jox la paan bi nga fooyee ko te nag bu ñu nee waaw bëgg compresseur yi ubbi li ñu sant ñoom fekkee ne ñun defuñu ko jàppe leen ne ñoom de ñoo tëj nag parce que ñoom la ñu jël lépp teg ko seen loxo mais nag bu boobaa ragal naa ne ñoom bu ñu si génnee nuur mën na fi jógee fay di gërëm nag ñi nga xamante ne ñoom ñu mel ni ñoom Mazip mënuma ko noppi di ko wax parce que peut-être am nañu ay moyens yu ñu jëndee ay butéel mais nuuruñu butéel waa Pointe Sarène nuuruñu butéel yeggu ko fa te du fa gaaw a yegg mukk côté boobu yëpp kon ñoom Petite Côte bi Yaraax jëm ba Kayaar ñoom bu ñu arrêté mu waroon mën dem tey géej Assaini dënn parce que moom lañu yaakaar bu ñu ko bàyyee ñëw fii di ñu jàppale ça veut dire que kon affaire bi kon dara waruñu lu dul nekk benn say ñu leen di gërëm yéen di leen sant yéen ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam ngeen baal ñu wax. merci Jabel ñu ngi lay remercier bu baax parce que sa intervention leer na trop di remercier ñi nga àndal ñëpp muy waa CLPA bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen xamal ne ñun soxlaa ñu sax ay ngërëm parce que la nga xamante ne moom la ñu nekk di ko def di loo xamante ne suñu waru gar la ñu war ko def yàlla dimbali ñu ba ñu am ay kilifa yoo xamante ne aussi am nañ esprit boo xamante ne bi de dépassement boo xamante ne ak xalaat yoo xamante ne yi xalaat yu mucc ayib la accompagner ñu ba ñu mën a réussir certaines missions yi nga xamante ne moom la ñuy dox di remercier Frey Ngor parce que depuis avant seen problème bii di am dafa nekk une collaboration boo xam ne dafa franchi suñu diggante ak waay Ngor lépp loo xamante ne jaar na si ñaari dëkk yi dañ koy bokk di ko saytundoo di si waxtaanandoo di si demlante donc tey bi nga xamante ne problème bi am na wër na yàlla bi nga xamante ne waay Ngor a ngi jóg di dem ministère yëguma ko ministère daal la ñu daje donc loolu wane na ni ñun ñëpp pas-pas bi nga xamante ne moom la ñu am bi nekk Yoff moo nekk Ngor nekk faneen ak faneen donc tey dañuy jàll si li nga xamante ne moom la ñu jot a liggéey ba egsi fii avant ñuy jox waa jaraaf kàddu gi parce que jaraaf seen ñu ngi koy remercier jataay ba ñuy dem ministère accompagner nañu magal ànd ba ñu ruse ñu jëmmam ba liñ fa ñaanoon lépp ñu may ñu ko bon ñu ngi koy gërëm ci loolu di wax nag ni ba nga xamante ne jóge nañ ca loolu dañu oote fii ci Yoff bi ñu ootee ñu demandé plongeurs yëpp ñu ñëw plongeurs yi Yoff yi ñëw nañu ak ñiñ fi lim ñii bu passé yëpp ñoom ñëpp ñëwoon nañu bokk ak ñun séance bi ñu defoon fa waxtaan bu am solo génnoon fa ay ponk yu am solo yi ponk yi am solo ñu résumé woon ko téye ko ànd ak ponk yi dem Ngor ba ñu demee Ngor it yàlla def na la nga xamante ne moom lañu waxtaanee Yoff même waxtaan wi moo génn Ngor donc ñun ñëpp ñu bokk nangu
ni li nga xamante ne moom la état bi wax état bi moo nekk dans ses droits donc ñun ñoo nekkul ci yoon loolu ñun nangul nañ ko suñu bopp ne newuñu ci yoon acteurs yi nga xamante ne ñoo fa nekk di ci liggéey nangul nañu loolu ne newuñu ci yoon bi nga xamante ne nangu nañ ne newuñu ci yoon ñu delloosiwaat waxtaan wi ne nañu indi réglementation yi nga xamante ne moo fi amoon li jiitu d'abord mooy heure de pêche yi il faudrait que mool yi plongeurs yi ñu respecté ko mooy ñu respecté ne à partir de 9 heures le matin la ñu joxe ndigal ne si la plongeurs yi war a tàmbali pour dugg ci géej mais 19 heures fu mu jotee ngala nañ ñu dimbali ñu génn géej 19 heures bëgguñu mu fekk mool yi si biir géej si plongeurs yi si biir géej loolu moo jëkk nekk mesure bi nga xamante ne moo jiitu beneen bi yàlla def na problème yi nga xamante ne ñoo nekk si dëkk yi bokkul muy comme Yoff activité yi nga xam ne moo fi am amul Ngor amul faneen a faneen am na yu am faneen te amul Yoff am faneen a faneen yooyu ñu natt si nag ay points yoo xamante ne yi surtout muy pneu yi nga xamante ne yi moom la ñuy jël di ko dugal si géej wax nañu ni dorénavant nangootuñu gis benn plongeur wala kenn kuy jël pneu di ko dugal si biir géej nangootuñu loolu wax nañu ni règlement intérieur bi nga xamante ne bi moo war a régir li nga xamante ne moom la ñu waxante lépp si biir li nga xam ne moom la ñu defoon ponk yooyu Ngor Yoff dinañu daje fray ñu def résolution bi ñu def règlement bi su ñu defee règlement bi dinañ si convier waa CLPA bi ñu bokk si waxtaan ñu mooñ ko benn yoon ba pare yóbbu ko ministère déposé ko acquis de droit su ko defee dëkk bu nekk jot kayitam ñëpp wekku ci charte yi nga xamante ne yi moom la mooy résolution bi moom la génne ñu wax ni ñu ngi gërëm coordonnateur CLPA bi ak président de séance su mareyeurs yi ñu ngi leen di bokk ñoom ñëpp di leen gërëm parce que liggéey bi nekkul ci plongeur bi rek parce que la nga xamante ne moom lañ fa jot ci ministère yemul woon ci plonge chaîne la te xamoon nañ ne aussi plage bi ñu ngi koy agressé mu nekk wàll woo xamante ne aussi dañ ci am yeneen yoo xamante ne nañ ko ci dox liggéey ko ci pour que plage bi set mel na mu war a mel acteurs yi nga xam ne ñooy dem géej bu ñuy dem géej ñu mën a jàll ci foo xamante ne fii sell na te set na produit bi nga xam ne moom la ñuy andi ñu mën ko teg foo xamante ne fii sell na te set na bu ko defee ñi nga xam ne ñooy écailleurs yi ñooñu ñëpp am nañu jotaay yoo xamante ne dañ ko war a jot deflante ak ñoom waxante ak ñoom dellu si point bi nga xamante ne moom la ñu mujj énuméré muy problème mu charrette yi nekk na point boo xamante ne dafa am importance yu ñun importance la boo xamante ne bi amul benn séance boo xamante ne toog nañu ko ak commune bi muy maire bi te discuté wuñu ko ak ñoom parce que aussi charrette dafa bokk ci compétence su maire yi donc ñun ñu ngi demander maire bi comme ñoom ba ñu faloo war a def 5 ans ñu ngi seen 4 ans bay waaj a dugg seen 5e année donc tey ñu ngi leen di ñaan ñu ngi dellu di leen ñaan pour que compétence boobu comme que ñoom boobu ba léegi jubluwuñu ci liggéeyuñu ci ñu delloo ko coutume bi ñun ñu jël ko ñu liggéey ko parce que mënuñu admettre ay charrette ay centaines de charrette yoo xamante ne soo xëyee suba teel boo taxawee ci plage bi yaa leen di seen ñu jógee ay Parcelles ñu jógee feneen ay Pikine jógee fu ne ñëw daan ci seen doole yoo bu ñuy jëwee jël koom-koom bi yóbbu ko seen ab dëkk ñun waaye amuñu ci dërëm donc loolu ñu ngi koy seetaat bu baax a baax di xool nan la ñu koy defee ba nga xamante ne liggéey bi dina adéquat ñi nga xamante ne ñoo fa nekkal dëkk bi di liggéey ci booru géej bi ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi nga xamante ne ñooy sëqanteek ñoom ak mool yi nga xamante ne ñooy sëqanteek ñoom di jabax a wàcce pour que coordination bi ñu liggéey ko ba mu rafet bu ko defee ku ci nekk xam wàllam ci li nga xam ne moom lay liggéey bu ko defee kenn du dal ci bu kaw moroom bi donc tey jii du ma sori ci biir kàddu yi lu dul bàyyi Baye Jaraaf moom ci boppam mu jël kàddu après nag ñu joxe résolution finale bi wax li nga xamante ne moom la ñu arrêté. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim nu ngi dolli cant yàlla ci xéewal yi mu ñu defal ak ngëneel yi mu ñu may ba nu mën a toog fii
ñun ñi nga xam ne ñun ñëpp ay mbokk lañu ci di liggéeyal askan wi ci loo xamante ne njariñal ñëpp la. loolu nga xam ne moom lañ fi wax sunu diggante ak l'État ci li nga xam ne mooy wàllu géej gi nañu fay liggéeyee ni ngeen ko dégg nun ñu rafetlu nañu loolu. bëgguma soree lool ci wax ji waaye nanu xam ne gis ngeen nun ñii dëkk yi ñu lim ne ñoom ñoo fi teew ñi teewul ñu nga ci leneen ci lu mel nii donc ñooñu dañoo ñaan yàlla nañu yàlla gën a jàppale. liggéey bi nag foog nu gëm suñu bopp moo di nu xam suñu bopp. l'État kat ragaluñu mais dañu rus dañu rus ñu moo tax ab loi ñu tekk ci Sénégal ñun ñëpp ñu bokk ka nun waa Ngor Wakaam Yoof ak ñu fi leem ñuy liggéey ci géej gi nun nu am suñu tawat wax leen que nun lu ngul na loo xam ne dañu ko bañ ci réew mi par un arrêté. donc kon nun nu war a gën taxaw lépp loo xamante ne tey màndargal nañu ko li ñu bëgg ak surtout li ñu bañ nun nañu ko jëkk a bañ. waaw nañu ko jëkk a bañ. li ñu nungul may nu ka localement nun tam nu toog waxtaan si diisoo bind ne nii lañ koy liggéeyee dama ne nañu nungu lool def ka nun tam nanu nekk les premiers yaa ma dégg de surveiller géej gi lépp lu ñu bañ ku ko fi def ñun ñëpp noo bokk te jaadawul te dafa na ma yàqal ñëpp ma ne kooku le duñ ko ci bàyyi nañ ko oo tekk ci yoon. waaw ñun ñëpp xamante nañu ci biir ba ci biti xamante nañu bu baax su ngoonee ku jog nuur ji guddi gi xam ngeen leen comme xam ngeen leen da ngeen oo leen ne leen lii bu leen ko def bu leen jàppee bu ëllëgee bu boobaa duñu ci dugg de waaw loolu nañu góorgóorlu léegi nag li nga xamante ne wax nañu ko fi nungu nañu ko waaye li may wax moo di li nga xamante ne mbiri pëne yi waxuñu loolu nóor mi tam am na lu mag ñi la ñu fi bindoon képp kuy nóor ñu ne 9 heures ngeen tëmb te loolu dañu ko bindoon dafa am lu PDR bàyyi dama ne tere nañu bépp plongeur boo xam ne dafa dem xëy 9 heures diggante ba 18 heures nga ñëw fekke gaal ser nga ñëw di nuur ci taatu gaal ga loolu dañu ko bañ plongeur bu ko def waa gaal ga bu ñu ko gisee xam ka mu doon bu ñu ñëwee war nañu ko sanctionné ngeen dellu xam ne contrôle bi nga xam ne ñooy contrôler géej gi bu ñëw jog de dem dañoo defi dépense dañoo defi dépense ñëw fekk seen liggéey mu jalgati ñu jàpp ko bu ñëwee ñu arrangé ko ñoom kon dépense yi ñu dépensé ban njariñ la am donc kon nanu am ngor xam ne ku sàcc bu ñu la jàppee da nga nangu ne jàpp nañu la waaw li ñu tere ku ko def buñ la ci jàppee bu ëllëgee yaa tooñ sa bopp tooñ ñu li nu ñaan nag nu may nu ko bu pare bu ngeen desee dem gis ginnaaw di ko jalgati booba yéen yi ngeen doon doye deel te nun nag du nu nungu sunu njaboot di nu doye deel parce que di dem di fekk ñoo xamante ne ñoo say doomu maase ak say jarbaat
ngi ñëw di leen ñaan wala di leen wax loo xam ne ñu nungu la ko te bu ëllëgee ñu jàllkati ka ñun bu ëllëgee dinañu jombal suñu bopp di dem ci ñooñu di sëgg di ñaan di toroxlu seen kanam donc kon sagal gi ngeen sagal yal na leen yàlla jàppale nun gërëm nañu leen sant nañu leen man de kàddu gi ma jox waxe maa ngi ko waxe ci kilifay Ngor Wakaam Yaraax Samba Jun ba Caaray dëkk yi ñi fi daje yëpp seen kàddu laa waxe waaw parce que ñun ñëpp bu ñu àndee doon benn kàddu gi ci wenu làmmañ la mën a jóge waaye wax ji ñëpp ñoo ci ànd d'accord fi mu nekk ngeen góorgóorlu leen bu baax su ngeen góorgóorlee yéenante jàmm nga ma dégg lu ñu bëgg dinañu ko am waaw nu ngi dellu di gërëm ñi nga xamante ne ñooy ñi l'administration ñi ñu fi teg ñu ñuy liggéeyal ñooñu nañ leen fonk te xam ne ay responsabilité lañ leen jox ñu ñëw li war a dox ci dëkk bi ñu ñëw téyel nu ko di ko doxa ñoom ñooñu jëm jox leen cër waaw fonctionnaire yi ñu yónni fii ñu jox leen liggéey sant leen liggéey ñu ñëw di leen liggéeyal guddee bëccëg ngeen tëdd seen i kër di nelaw bu guddee ñu nekk ci ñooñu jox leen cër di leen ñaanal yàlla yal na yàlla jàppale leen mu ngi leen di ñaanal li nga xam ne moom la ñu leen dénk ngeen am ci ndam yàlla sàmm leen dëkk bi sàmm leen vraiment am nañu mbégte suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo ànd ñoom ñëpp ñëw fii pour bëgg liggéey boo xamante ne bu ëllëgee ñun ñëpp lay jarañ lépp la ñu bañ ci géej gi loolu rek luy yàq la waaye luy defal géej gi kenn du ko yàq te tamit nañu xam ne am na leneen luy ñëw ñu ngi yaakaar ne géej gi yàmba dégg pétrole feeñ na fi leneen feeñ na fi pétrole boobu ba fekkee dina am na mu yàq ci géej gi nun duñu préparé loolu nun tam ba boobaa yàmba dégg waruñ see am loo xamante ne dafa war a ñëw si nun waaw loolu nag manko moo ko andi parce que nun tam ci réew mi la ñu bokk nu ngi leen di gërëm di leen sant li nga xam ne moom la ñu wax ne kuy dem géej da nga kaa yor nungu leen ko gilet yeex yaa ma dégg permis de kii yëpp nungu leen ko ku def waaw ku jox def sa droit yaa ma dégg boo ku def say droit sañ ngaa demandé. jaajëf Baye Jaraaf gannaaw kàddu googu dañuy dem rek directement ci résolution bi nga xamante ne moom la ñu am pour wax ko pour libérer nit ñi ñu dem ku nekk dem say occupation ba nga xamante ne jóge nañu Ngor am na ay jéego yoo xamante ne dox nañ ko fi ci diggante bi pour jiim rek dimbali suñu mbokk yi plongeurs yi di aussi ñi nga xamante ne aussi ñoo yor compresseurs yi bon di leen xamal ni si ñaan goo xam ne dañu ko ñaan parce que normalement il fallait que ñu def résolution bi def règlement yi ba pare déposer ko ñuy door a ubbi compresseurs yi bon mais bi ñuy jógee Ngor comme dafa am loo xamante ne moom la ñu waxtaane woon te xam nañu ne aussi askan wi sonn nañ ñu ngi dugg si weeru koor ñëpp a sonn du yéen rek yéen a sonn yéen ñiy jël ji produit bi mais produit bi ñi koy jëriñoo sax dañu ko soxla bon et puis ñëpp a ko soxla donc wàll woowu tax na ba ñu waxtaan ba décider ne dinañu libérer compresseurs yi à partir de tey su ngoon dinañu libérer compresseurs yi mais ñu xamal leen ni règles yi ak textes yi nga xamante ne moo koy suivre dañ leen denk yónnee bu ñu paree ci résolution bi parce que il faut que ñu defar ko bind ko bu ñu ko mooñee ba pare danañu ko boole yóbbu ko ministère yóbbu ko fépp foo xam ne fa nañ ko war a yóbbu ba pare wàccee ko rek ci suuf su ko defee liggéey bi ci des te ëpp si waaye CLPA bi ñoo koy yor parce que CLPA bi am na si biir programme yi nga xamante ne moom bi ñuy dox gis nañu ko waxtaane ko te loolu nga xamante ne moom la ñu waxtaane mu walla jëm si wàllu recyclage yu plongeurs yi def ay formation yoo xamante ne yi dinañu invité techniciens yi de haut niveau yi ñu ñëw fi ñoom ñu toog ñu waxtaane géej waxtaane plonge waxtaane yooyu donc dañuy demander suñuy camarades yooyu aussi ñu veiller à ça de toute façon ñun su suñu côté danañu fexe ba Ibrahima Diène danañu ko wax bés bu yàlla sàkk danañu ko naab pour que affaire yooyu continuer parce que aussi nit ki nga xamante ne da ngay liggéey ci dara loo xamante ne yaa ngi siy liggéey di si am sa njariñ te li ngay liggéey xamoo lu ko réglementé aussi doo tàggoo ak def njuuxaan njaay donc avant ngay def loolu
ñu jàngal la wax la fi nga war a teg sa tànk nga xam li nga war a def day tax bu boobaa mu yombal liggéey bi nga xamante ne moom lañ leen sante day tax bu ëllëgee doo leen tooñ buur day tax bu ëllëgee di ngeen teg seen tànk fu wóor am loo xamante ne Jaraaf Seyni terminé na ko ñàkkul ba déggin bi day des mais nekk na loo xamante ne préoccupé na ñun ñëpp na suñu bopp parce que pétrole bi na képp dëkk boo xamante ne bi dëkku mool la te nekk si boor bii parce que pétrole bi bu ñu yaakaar ne koom-koom Sénégal daf si yokku ba nga xamante ne bi du am ay conséquences foog mu am ay conséquences yu mu andi te conséquences yi si ëpp si ñun ñii la jëm ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey si géej si ñun la jëm des na tuuti produit bi day raar su côté bii donc ñi nga xamante ne ñoo yor mbaal yi ñi nga xam ne ñoo koy dañ koy seeti fu sore lañ koy seeti duutu nekk fii donc yooyu yëpp ay dédommagement la yoo xamante ne ñun tamit am nañu pour xalaat si liggéey si xool nan la ñuy wax ak état bi parce que am na loo xam ne bu la ko état bi tegee am na loo xamante ne aussi war na ko yëkki muy ndàmpaay loo xamante ne dafa war a dem si ñi nga xamante ne ñoo fa def donc loolu nekk na si suñuy xalaat nekk na si li nga xamante ne moom la ñuy xalaat bon pour que ñu fexe ba recyclage yooyu ñu mën ko teg si yoon wi nga xamante ne fa la war a mën a tegoo donc avant may clôturer damay bàyyi Jabel mu fermer après ñu joxe ñaan. ñu ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp di leen xamal ne kilifa yi liñ doon dox nañ ko si ni ñu ko war a doxee wax nañ ko si ni ñu ko war a waxee ba yàlla may leen li mu leen may mais bi nag dafa am charte parce que état bi ñii di kalaame dañu bëri torop si pêcheurs yi di wax nuurkat yi mooy ñii di dem Mbuur ak ñii di dem Joal waa Mbuur dañuy kalaame waa Joal dañuy kalaame fépp nuurkat di dem dëkk yooyu yëpp Kayaar ñëpp ñooy kalaame état bi nee na lii nan la ko mën a régler day def benn arrêté boo xam ne day déjati compresseurs yi biñ ne dañu déjati compresseurs yi ñun CLPA bi si la ñu demee saisir kilifa yi dem toog ñaan dama bëgg a plongeurs yi pour ñu xam ne li ñuy def nii du question que dañu koy def nii rek suba ñu defaat lañ doon def buñ ko defetee bu ñu déjatee compresseurs yi kilifa yi duñ si man dara parce que dañ naa waxtaanoon nañ ba pare ñii mënuñu seenam njaboot dara Sénégal dafa tëgg benn plan aménagement buy nekk poulpe ñoom ñi spécialiste yi pêche yëpp toog si ñu ne poulpe bi buy jur plongeurs yi dañ koy fekk di ko jam ñu tëgg benn livre boo xam ne président moo ko signé à ministère de la pêche ne plongeur bu mu jàppati poulpe dafa am loo xam ne il faut ñu wax leen ko pour ngeen xam ko parce que bu ñu xoolee def surveillance mënuñu surveiller dañuy xool fi ñu mën a pincer rek la ñuy pincer te affaire bi du affaire yu caaxaan dama bëgg a xam affaire bi du affaire yu caaxaan te heure bi ñun CLPA bi mën nañ ko régler parce que des fois day naaj des fois bu kii mën nañ ko régler bu waree yéeg 8 heures ñu yéeg 8 heures xam nga lan leen di ñaan ngeen bàyyi nuuram guddi bu ngeen ko bàyyiwul fii laa leen ko waxee pneu yeeg yooyu parce que dafa am arrêté boo xam ne gouverneur moo ko def arrêté bi sur région de Dakar gépp kenn du fi seet pneu kenn du fi seet fiir kenn du fi seet fele-fele yooyu gouverneur arrêté la bu ñu gouverneur te bokku la arrêté compresseurs yi amagul mais ñoom loolu lañ bëggoon def dañ ne compresseurs yi amul benn bu si règlement benn bu si am réglementation amul kenn ku si am autorisation préfet de Dakar moo waroon a jël arrêté ne Dakar bu fi bëgg a gis compresseur bu amul kayit mais loolu nag yéen borom compresseurs yi plongeurs yi waruñu leen gërëm seen matériel parce que da ngeen investir am na loo xam ne bu ngeen ko defee commandant nee na bu ñu xoolee ne compresseur bii mu ngi jalgati ñoom mën nañ ñëw tëj mën nañu commencé tëj par benn compresseur il faut bu leer bu ñu xoolee ne compresseur bii li muy def mu kii mën nañu wax ne nañu tëj bii bàyyi yeneen ñu continuer ñoom mën nañu def loolu dañ bëgg li ñuy def nii ñun ñëpp ñu jàpp si parce que fi ñu toll nii ni ngeen demulee géej ñun ñëpp ñoo ko yëg mareyeurs yi dañ koy yëg yéen da ngeen koy yëg borom compresseurs yi dañ koy yëg ñii di neeraan dañ koy yëg pour métier bi nag continuer il fallait que ñun ñu am fullay ku ko nar a yàq ñu jàkkaarloo moom teg ko si yoon loolu daal laa amoon su la may wax wasalaam. sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne oote bi li nga xam li taxoon ñu oote ko def nañu ko ci bismillahi rahmani rahim eggal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin kon dañuy tolli rek sant yàlla di ñaan li nga xamante ni moo tax ñu toog fi ñi nga xam ne ñoo tax ñu toog fi
li nga xamante lu ñu leen digal la lu ñu leen di sant la di leen ko ñaan ndax lu baax la ci yéen lu baax la ci nun ñi nga xamante ne nooy kilifa yi bu ngeen amee jàmm nu am jàmm bu ngeen amee safaan nu am safaan kon du nga leen di ñaan li nga leen di digal rek ngeen topp ci ndigal loolu di laay war a suur ñu sant yàlla ñu juddi si yonent bi jàng fatiha falata naa salaatul fatiha def ko addiya yonent bi dugal si ñaan yëpp lépp luñ fi taxawee lépp luñ fi wax rek yal na ko yàlla def yal na ko yàlla fulante bi urmati rasulillah. waaw asalaamaaleykum ñu ngi nuyuwaat ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp di sant waa Yoff di nuyu waa Yoff di nuyu aussi tamit Yoff Mbollo TV di wax ne bon vraiment si li nga xamante ne ñu ngi siy profité ñuy yombalal li nga xam dañ koy liggéey te nit ñi di ko jalgati ñu mën si profité wax ko parce que du ñu yem rek si li ñu fi wax sànq jëmale ko si plongeurs yi waaw si jalgati bi heure bi du ñu yem aussi rek si li nga xamante ne moom lañ fi wax jëmale ko si mareyeurs yi dañ bëgg aussi tamit jigéen ñi nga xam dañ nekk si quai bi fii tey waas ñu dimbali ñu ba fi ñu war a waasee ñu fay waasee jël buti di ñuy jël di ko tuur si booru xeer yi ñu bàyyi ko parce que loolu day yàq te loolu képp koo xamante ne def nga ko bu la si jàppee di nga si am ay sanctions jigéen ñi nga xam ne aussi tamit soxla nañ place joxoon nañ ñu bari si kaw fii jox leen fi ay table pour ñu mën fi toog mën a liggéey mais ñoom dañ koy jalgati parce que place yi ñu leen jox si kaw fii ba léegi place yaa ngi des mais ñoom dañuy préférer ne dem si suuf a suuf fii camion yi jaar di fa toog te foofu camion mën na fa rey nit gaal mën na fa rey nit léegi nag ñun léegi jël nañ ci ay mesures yi ñu si jël mooy waxtaan nañ ci gendarmerie képp koo xamante ne toog nga si suuf di nga xamante ne dañ fay tere nga toog fa nga dem fa di fa jaay du ñu bàyyi camion di la rey ñun ñuy nekk responsable ñuy ji responsabilité bi di tegu suñu kaw dinañ jël ay sanctions te ko si yow te jëndi aussi di nga ko ñàkk ku bëgg nag place mën nga ñëw si kaw ñu jox la place ñu ngi koy wax ñëpp di wax aussi tamit mareyeurs yi ticket yi nga xam dañ leen koy daggloo des fois balaa nga leen daggaloo ticket nga daj lu ñu soog ko dagg jàppel ne jël nañ ci ay mesures yi ñu ci jël mooy képp ku ñu ne daggal ticket nga ne doo ko dagg lépp la si fekk di nga am ay sanctions di nga toog ay fan doo xëy si quai bi te leneen mën na la si fekk ay amende léegi daal nañu góorgóorlu te xam ne courant bi ñuy fay fii am ndox meex yooyu yëpp si ticket yi nga xam moom lañu wax si lay jógee di gërëm ñëpp di wax ne aussi tamit gaalu plaque yi nañ profité tamit aussi tamit dañu ciy profité di wax si ñoom parce que ñoom ku si am jafe-jafe permis si ñun ngay ñëw ku si am jafe-jafe leneen fii ngay ñëw si quai bi kon tamit ñoom boo xoolee recette yëpp a ngi fiy dugg ba mu des ñoom seen i recette amu fi benn gaalu plaque boo xam mën na taxaw ne bii quai bu ubbee léegi jël naa dërëm dugal ko si quai bi kon jàppel ne kon ndox mi ñuy fay yow dugaloo si sa dërëm courant bi ñuy fay dugal si dërëm personnel bii nettoyé quai bi tey jii ba képp ko gis xam ne quai bu mucc ayib dugaloo fii sa dërëm di ñaan tamit maire ñu ngi koy gërëm de passage parce que nag aussi quoi qu'on dise mu ngi ñuy jàppale mais nag aussi ñu ngi koy ñaaxaat di wax le maire mu gën ñu jàppale si wàllu sécurité parce que sécurité bi fan yële ne gis nañ ne fii nit ñaa ngi fi commencé ñëw ñu ne woon Grand Yoff yëpp di fi jamaate di fi def ay agression femmes yeex yu demee noonu di wax maire daal ginnaaw bi ñu ko gërëmee di ko ñaanal di wax ne ñu ngi ànd ak moom di ko accompagner si li muy yigéey ñun tam ñu koy yigéey bëgg nañ aussi tam wàllu sécurité bi ñu gën ñu mu gën a góorgóorlu mu jàppale ñu si di gërëm le maire Abdoulaye Diouf Sarr di gërëm son premier adjoint di gërëm ñi nga xamante ne ñooy bureau municipal bi ñëpp di gërëm ñu di sant ñëpp di gërëm nag suñu président muy Ibrahima Diène mii toog parce que mooy président Fere Yoff bu Tongoor mooy président ñi nga xamante ne Fere Yoff si géej gi mooy aussi tamit suñu président fii si quai de pêche bi secrétaire général bi tamit di Iba Gaye tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm ñëpp daal di gërëm Baye Soli bi nga xamante ne mooy président plongeurs yi di ko massawu parce que nag lépp lu mën a am mooy lu ne mu ngi koy dégg mais taxul mu découragé fi ñuy tëjee nag di fa daanele mooy Fere Yoff amuñu seen fay yal na leen yàlla dëgëral yal na leen yàlla bàyyi suñu kanam yal na leen yàlla yokku yal na leen yàlla bàyyi ñu ànd ak yéen parce que gis nañ ne aussi du da ngeen nekk ay Fere Yoff nii rek yem si yéen a ngi koy doxee yéen a ngi koy waxee parce que cas bi koo gis xam ne tey cas bu sérieux la woon mais nag ñun xam nañ seen valeur de mais boo génnee xam ne aussi tamit ña si bit tamit aussi di kilifa yi xam nañ seen valeur yal na leen yàlla yokk yal na leen yàlla dëgëral di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam